asalaamaaleykum wa rahmatullah mbaa yéen ngi si jàmm mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk si turam ak santam fas yéene wax tey ci vraiment yu doy waar lu am Sénégal benn mentalité bu bees am juge Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm di yéexe ñu bu doon ab jullit bu génn àdduna nuyu naa la bu baax Ndiolou Faye donc am ñu nekk di jubilé ci génn àdduna jour juge boobu dafa fal ñu bëggoon daal wax ci loolu incha allah bu def ay tuuti rappel rek ay rappel xam nga waaw nuyu nañ la bu baax Ndiolou donc le temps mbokk yi gën a dugg si waaw ñu jéem a wax ci mbir moomu parce que wax dëgg yàlla lu doy waar la lu doy waar dafa am wax dëgg yàlla benn mentalité bu bees bu nekk di germer biir Sénégal waaw lu ci ñu gën ci ràññee daal ay menaces ak ay saaga ak ay yu bon daal yu bon ay nit yoo xam ne daal léegi ku leen wax lu ñu bëggul dégg dañ lay menacer wala ñu saaga la dañu dem bay menacer ay jigéen da leen menacer de mort menacer même jigéen ñi sax ñu leen di menacer de mort foofu lañ toll tey te kii bu nekk tamit Sister Yaki nuyu nañ la bu baax waaye old school macha allah donc muy lu bees loo xam liñ naan liy raam ci ñag bi la jëm loo xam buñ ko bàyyee mu dem nit ñi ñoo ngi foowee loo xam ni tey suñu doom yi génération yi ni ñëw dinañu hérité ci génération bii nii loo xam ni dañ ko bëgg defar mu tëleen nit papa dina taxaw dégg doomam saaga ko ndey mu normal ci kanamam médecin xam nga donc mu wala waajur taxaw doomam def na sa dul noonu bu waxee doom ji taxaw di débattre ak moom di justifier tegal ko ay justification yu kenn xamul bu ci te du ci mën dara pourquoi parce que danaan bon mais yàgg na société bi à force de vivre le mal il finit par être banal El Hadj Ba lu dëgg donc foofu la problème moo tax il faut nit yi jóg ci li am Sénégal instant bi di jóge ci yenn waa Pastef yi peut-être nag du ñoom ñëpp peut-être mais quand même ñu ci gën a bari menaces yi ci ñoom la waa Pastef il faut les arrêter te bu ñuy wax duma wax sax ay Pastefien lambda bi mais leaderu Pastef yi ñoom laay njëkk a waxal à commencer par Ousmane Sonko lépp moo ko fi indi parce que bi xale yi commencé di saaga di def naka sadul noonu insisté wuñu taxaw dégguma leen sax ñu wax mais insisté wuñu te wax ak ni ñuy def di wax ak Macky Sall wala di wax ak keneen ku def naka sadul noonu ñuy dénoncer assemblée nationale pourquoi defuñu noonu taxaw dénoncer ñoom seen nit yi bi ñu commencé jalgati bi seen nit yi commencé saaga ñëpp ñi bon ñi nga xam ne tey ji ci ay saaga lañ leen xamee ci ay sàcc oto États-Unis nga leen di woowee ay patriote ci lu bon lañ leen xamee ñooñu ñëpp tey Ousmane Sonko la ñuy jàppale xoolal ñi gën a doy waar ci réew mi tey jii Ousmane Sonko la ñu nekk ci ginnaawam la ñu nekk politiciens yi gën a nekk escroc biir Sénégal ñoo ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko gis nga événement au lieu ñu xool dëgg bi non dañu jëm a capitaliser parce que Ousmane Sonko mooy ki siw waaw donc ñoom mësuñu taxaw ñun ni ñu doon waxee fële ñu taxaw ñu ne non nit ñi da ngeen di ànd ak ñun d'accord mais du ñu ànd ak kenn ci fen defuñu loolu non dañ au contraire dañ doon bàq ci benn affaire da ngay wax ak ñoom saa ñu naan la waaye gars bi dafa doon déconné booy di jaay kii mais rek booy passé fi ñëw dal ci kawam loolu lañ commencé dañ doon auto glorifié wu ci action wu booy passé fii léegi nag ñu dem nag ba maa ngi gis Thierno Bocoum benn politicien mu def benn sortie di ci terrorisme bi am ci réseaux sociaux yi jóge ci waa Pastef waaw mais ma ni ko mais Thierno Bocoum keroog da nga dem soutenir Ousmane Sonko taxawoo au moins nga neutre nga ne na justice def liggéeyam wala kii mais yéenay encouragé yooyu mën leen encouragé yooyu ba pare ngeen ñëw affaire bi dem ba ci biir nga gis peuple bi commencé na fipp tuuti ngeen ni non te ñu taxaw bàyyi leen seen affaire politicien yi di jëm a nax peuple bi
bàyyi leen yooyu da ngeen di liggéey ci dëgg grand Jean Mendy nuyu naa lu baax waaye ah dañuy kii ci loolu tey jii léegi ñu wax ci li am tey yàlla dafa wax bon mooy suñu borom moo ñu créé dama xool benn aaya bu nekk suuratul baqara avant may ñëw foofu sax xam nga li ma njëkk a jaaxal mooy nit ñi il s'auto glorifie ci benn affaire mooy juge bi génn àdduna nit ñi kontaan ci nit ku dee jullit xanaa gars yi dañoo jàngul wala xamuñu leen seen borom wax seen borom nee leen nit ki lu mu mënta nekk même yéefar à part ñi cité à part ñi cité mais amu leen droit wax ci ñoom lu ñaaw bu ñu deewee rasulullah sallallahu dafa tere loolu mais xanaa jàngul leen leen loolu au moins loolu c'est le minimum ah nit sax même bu ñu la ko waxul common sense kooku moo ngi ci beneen monde ah mais le minimum mooy au moins ngeen nekk nit mais non mais c'est bien ngeen daan waaw ndax di wax affaire mystique lan moom ngeen kañ la jullit daan toog que ça soit jullit wala yéefar chrétien du ma wax yéefar sax chrétien laay wax bien sûr pour nit ñi comprendre ante parce que ñun ñëpp a bokk quand même ay nit yu ay juifs yi chrétiens yi ak musulmans yi ñoom ñëpp am nañu livre quand même bu jóge ci yàlla n'est-ce pas donc kañ la nit boo xam ne moo ngi xool livre saint di ci kii kañ la daan nangu ah mais xërëm di am doole ci amin ñuy yëkkati xërëm quoi mais nit ñi dañoo bàqoo léegi li nekk Casamance seen bois sacré yooyu ngeen di bàqoo yéen jullit yi da ngeen di ñëw parce que seen benn ennemi benn kii dal na ko mais ngeen kontaan ci naan waaye gars yi booy mystiquement lañ ko atteindre sénégalais xoolal leen seen bopp boo leen toogee ba yéen ay seetkat nekk en direct à la télé di seet dérangé wu leen kenn waxu ci wallahi y a un problème ngeen dafay donc yéen ay Macky Sall ak ay Ousmane Sonko ñooy seen problème non Sénégal ñun ñooy suñu propre problème suñu rapport au divin la ñu war a xoolaat yàlla moo ngi génn surtout Baqara lan la verset 30 lan la yàlla wax mu ne wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan mu ne dafa dajale malaaka yi mu ne fàttaliku leen bi seen borom waxee malaaka yi dafay créer benn vicaire benn xalif benn commandant benn président benn empereur benn dirigeant pour la planète Terre un xalif ay ñoo xam ne ay génération yuy succédante la yuy toppante mais loolu la wax mooy daf koy créer pour ban planète pour planète Terre pour ñun suñu planète bi ñu dëkk lan moo am après yàlla mu ne ñëpp a nangu malaaka yi bu mu créer aadama mu ne sujjootal leen ko ñëpp nangu sauf Iblis yëpp xam nañu histoire bi mais Iblis la du jinne la Iblis jinne la du dëgg dafa leer Iblis ne moom du sujjootal aadama pourquoi parce que moom moo gën mu ne xoolal mu arrogance la andi de comprendre nga mu ne ya Allah mais man yaa ngi ma créé xal moom nga créé ko ban kii maa ko gën moom mooy décider yàlla mu ne xam leen yéen yaa aadama yàgg sa doom yi mooy ñun man ak yéen ñiy déglu mu ne Iblis mooy suñu ennemi maanaam ci cas mu gën a leer jinne bi mooy suñu ennemi juré mais jinne bi nag teg nañ ko seen kaw parce que yàlla mu ne fil ard xalifatan ci ard bi terre bi la créé un chef ki xam ni mooy diriger mooy vicaire bi mooy xalif bi donc ñun ñoo tegu ci kaw jinne bi ñun ñooy chef am ñun ñoo ko ëpp doole ñun ñoo ko kii parce que ñun ñooy xeetu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne jàngale na tous les noms muy wax le allama adama asmaa kullaha mais ñuy comprendre mooy bi malaaka yi sax newee waaye yàlla dañuy créer dañuy kii ba pare indi koo xam ne dafay semer le désordre sur terre lan la malaaka yi wax amin lan la yàlla woon malaaka yi loolu tamit ci bon leerul bu baax bien sûr mu fasiri ni ñooy wax mais au moins lii c'est politique mu ne malaaka yi jibril ñëw leen xool leen sama jaam bi jóge ci aadama muhammadu rasulullah xool leen ko tur bi muhammadu rasul xoola ibrahim xalilullah xoola ay yonent la ko woon ay turu yonent ay turu nit ay ñoom daawud xam nga histoire daawud par rapport ak aadama 60 ans bi ñuy wàññi mu naan yokkal ko aadama naan sama jaam bi ne mu ne yokkal ko mooy bi ñu kiyee ci ginnaawam génn ci création bi yëpp donc depuis booba ñun ñoo ngi ci kaw ñu ñëw Sénégal ñu ne non ñun de nañu wàcce suñu bopp ñun ñu ñàkk fayda ñi nañu wàcce suñu bopp xam la jinne yooyu léegi ñoom ñooy suñu chef ñun léegi xalif bi non jinne yi la
na jinne yi nekk xalif koo ci wax waxee sëriñ la lay wax koo ci wax même bu weewam dag ne sax mu ne kaay ma boole laak sama sëriñ bi ah ngeen ñëw ay lamb yoo xam ne lamb bi ah on est rien contre jeunes yi ay jeunes yu ñafe la yu ñafe seen life et tout mais dañu dem ba benn instant ah mais ay xërëm yi ci biir ñëpp bàyyi lépp xërëm yi ci digg Sénégal quoi mais ñëpp interpassé la tradition la mel ni li baax ci li bon ci tradition bi suñu aada yi dañ ko war a jël par la force mais ñi dee pour seen religion bi nag ñi dee pour dëggu am nag ñoom rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahabaam yi ñaata ñoo ci dee pour religion bi taxaw pour dëgg ñu mën a taxaw Sénégal ñaata ñoom Sëñ Touba ñoom El Hadj Malick ñoom Baye ñaata ñoo ci sacrifié ñoom Omar Fouti yi ñoom ñëpp sacrifié pour religion bi ah jëlee exemple Cheikh Ahmadou Bamba ah xool leen histoire bi ñu ko yóbbee Gabon souffrance yooyu yëpp pour cette religion là ah ba pare yaay ngeen ñëwaat yéen ngeen ni non non jinne yi ngeen di jël ngeen teg leen ci kaw donc ñooñu seen liggéey na nul quoi na nul mais ñun ñoo ñàkk fayda ñu dem bay bàqoo benn juge de ñu ne non boy mystique Casamance yi la bois sacré yi la quoi ñu ciy bandi ci auto glorifié wu mais c'est honteux c'est très grave pour ay jullit pour ay surtout ñi nga xam ne ay jullit lañ surtout ñoo xam ne peut-être ay chrétiens lañ gis nañ seen livre bible bi li ci nekk ñi xool tooraat gis li nekk ci kii parce que yàlla moo ne wa man lam yaxum ma anzalna fa ulaa'ika humul faasiquun fa ulaa'ika humul zaalimuun fa ulaa'ika humul kaafiruun donc ñetti communauté la juif yi chrétiens yi musulmans yi du dëgg ñëpp la ci waxal communauté bu nekk du dëgg donc bu ñuy waxante dëgg benn instant ñàkk fayda moo ñu dal yàlla war nañu ay signes ay ñoom jinne may mën a ci école yi xooleen musiba yi am ngeen defen loolu ay affaire Macky Sall la bu ñu waxee ngeen ni Macky Sall mais ça va au-delà de Macky Sall léegi preuve baa ngi nii nit dafay génn àdduna mais ngeen kontaan ci quoi mais loolu mooy ban cynisme li ñu naan xaswatul qalb moo jàpp ñenn ñi mooy lan durcissement du cœur lan moo la ko andi parce que seen rapport ak à la pauvreté moo am problème yéen da ngeen a gën yéen nit ñu baax ñi fi nekkoon avant ah da ngeen a gën rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo leen ko doon pauvre foofu da ngeen ko gën ah ñeneen ñi fi jaar ñëpp lan lañ amoon ñoom ci alal mais yéen alalu aduna boo ko amul rek bu affaire bi coolee rek automatiquement ñun waaw ah bu amee rek c'est la faute à l'autre mais na commence yàlla moo ne surtout arrat du changer l'état d'un peuple tant que ñi ko composé changer wu ñu ce qui est en eux-mêmes Sénégal bu demee nii tey ñun ñoo mel lu doy waar moo tax su ñuy dal nii dal ñu mu leader yi ñu mérité rek la ñuy am tey jii da ngay toog histoire problème bi dal Ousmane Sonko ni ah au début man tout au début la ma fa gars yi doon vaar avant affaire Adji Sarr bi laa ne Sonko mi fi mu jëm xoolaat leen ko ngeen ñëw di ma jéem a vaar di dal sama kaw ñi di saaga et tout après avant affaire Adji Sarr bi commencé dem ci murit yi leen gëmloo yoo xam ne mooy loolu moo dem na foofu di leen jéem a nax dem na c'est man dama leen wax dëgg jéem a nax la jéem a nax ok gëm leen ni waa man murit laa après pour lan la parce que xool leen benn affaire sénégalais seetlu leen bu baax ñu bëri parce que dañ ne Ousmane Sonko ahlu sunna la bokk loolu la ñëpp xamoon nañu ma bon président AMS bu nekk université Gaston Berger ahlu sunna wal jamaa bu Sénégal la bokk xam nga bon waxuma ñëpp nag biir ahlu sunna ameen bu li may wax ni pas par rapport ñëpp mais li ma remarqué mooy mais ñu bëri ci waa ahlu sunna mais dañoo continuer mais di soutenir Ousmane Sonko même après problème Adji Sarr bi ba pare ñenn ñi di partager ay vidéo Adji Sarr mais qu'est-ce qui se passe donc man je me dis que li moo mën a am dañ ne xool nañu naxante rek ñu nax murit yi xam nga ba ñu am li ñu bëgg bu ñu paree nag xoolal ñu soog a nag bu ñu nekkee président nag ñu soog a wane suñu vrai visage loolu rek moo mën a nekk man loolu rek laa ko jàpp parce que mënoo ñëw suufi yi doo leen may dara suufi yi ku wax nga dal seen kaw ah ku wax nga dal si kaw sëñ Touba dal si kaw El Hadj suufi yi doo leen may dara jaral na lu nekk ah ba pare yow léegi Ousmane Sonko dem ci suufi yi di raam foofu di kii nga kon ne di ko jàppale alors que yow sa guerre yëpp yaa ngi ko accès woon ci suufi xeex soufisme mais comment man y a un plan derrière kon man loolu laa jàpp parce que am na ñu ma si woo naan waaw kii Ousmane Sonko di jéem a défendre Ousmane Sonko mais mensonge bu aussi manifeste ngeen kon ne di ko jàppale mais y a de l'hypocrisie dedans soyons sérieux waxuma ñëpp nag bien sûr na leer aussi waxuma ñëpp mais ñenn ñi nga xam ne gis naa seen action ñenn ñi nga xam mais dama ni c'est quoi leur problème dëgg ana dëgg bi ñu doon wax yaa rasulullah nee na ñun alxuraan ak sunna la ñu gëm nangam rasul mais ana seen arrêtez vos contradictions arrêtez lan mooy seen plan quoi ma loolu laa bëgg a xam ma ñëw ci Jean-Paul Diaz gis nañu mu génne benn sortie mu def benn sortie qu'est-ce qu'il a dit mu ne waaw mu wax ju ñaaw daal wax ju ñaaw la wax teg ko ci juge bi génn àdduna la mais Jean-Paul Diaz
mais juge bi li mu def est-ce que moo gën a graaw yow sa papa lu mu def quoi parce que yow nee nga ba tey sa kër papa nga dëkk Jean Paul Diaz ba tey sa kër papa nga dëkk Jean Paul Diaz sa papa Barthélémy Diaz laa bëggoon wax Barthélémy Diaz laa bëggoon wax dama jum Barthélémy Diaz mais sa papa Jean Paul Diaz mais système bi depuis ñoom Abdou Diouf mais ci système bi la mës a dund ci système bi la mës a dund Barthélémy Diaz donc yow est-ce que am nga pour xas benn juge boo xam ni dafa ñëw laaj nañ Khalifa Sall mu wax li mu wax ils ont tous prêté le flanc ñoom ñëpp yéen Sénégal yéen a fi taxaw kat bi démb di fi créer Karim Wade nañu waxante dëgg après bi ñu ko jàppee ngeen commencé naan dañ koy soutenir li indi woon même Jean Paul Diaz bi ah yéen a ko dégg à la télé mel ni yàlla mooy di jëfruloo mu ne nañu waxan dëgg xam nga ñun nag policiers dañoo xaw a doy waar mu ne nous savions que déggu leen bu baax de Abdoulaye Wade avait droit à un 3e mandat déggu leen bu baax Jean Paul Diaz mooy 2STV yéen image bi ku ko yor na ko partagé s'il vous plaît mu ne ñoom xamoon nañ ni bi ñuy rey ñoom Mamadou Diop moom bi muy rey Ndiaga Diouf ñoom xamoon nañu ne Abdoulaye Wade avait droit à un 3e mandat donc ay booy Colobane policier boobu ñu rey Colobane ñoo ñëpp donc dañoo dee en vain comme tey jii ni Ousmane Sonko ni mu woowee mortel combat xale yi dee nii ba tey mu nekk di rester impuni nii ñu war a bàyyi noonu daal mu jàll noonu mais ñun duñu bàyyi mu jàll loolu moom parenthèse la duñu mës a bàyyi mu jàll loolu day il faut am ko fay pour xale yi dee dinañ ko topp ba fin mais bu ñuy lu ñu mënta def nañ ko ci def pour yëngal te nañ ko yëngal topp ci teg pression ñi xaw ma kan mooy nekk président 2024 xaw ma mais loolu moom ça va pas rester impuni parce que da ngeen ko tàmm chaque fois ngeen koy def depuis booba ngeen di rey Sénégal yi rek rey xale yi nga xam ne seen yoon nekk ay xale yu 17 ans 16 ans ndax votre égoïsme politique donc Jean Paul Diaz nga ne yow sa kër papa nga dëkk ba léegi mais sa papa mais bu nekkee juge boobu dafa bon mais sa papa moom il collabore avec Macky Sall directement mais dama régler loolu am na yoo xam ne da nga war a noppi Barthélémy Diaz et puis nit ki bu génnee àdduna mu nekk jullit benn instant da ngay appliquer lakum diinukum wal yadin bi ñun amuñu droit wax ci un mort chrétien mënuñu wax dara lu ñaaw ci moom parce que suñu yonent jàngaluñu loolu suñu yàlla waxuñu loolu chrétien bi bu génnee ak lu rafet la ñuy wax wala ñu noppi mais yow lan moo la may léegi fitu ngay wax su benn jullit génn àdduna nga ciy dugal sa làmmiñ boo xam ne yow man par rapport sama religion yow ignorant nga parce que xamoo la sama yonent wax Samba Sall boobu bi génn àdduna xamoo lan la yonentam wax lan la yàllaam wax ci alxuraan parce que du sa religion pourquoi nga ciy juger te nga xam ni yow dangaa utiliser xaalisu askan wi xam nga affaire littoral yooyu ñuy wax littoral bi ñuy kas affaire mais Jean Paul Diaz Barthélémy Diaz ñaata suuf nga jaay loolu yëpp dinañ ci ñëw après incha allah ok donc mënuñu comprendre ngay ñëw di wax ci loo xam ne ça te regarde pas directement di dugg ko de mën nga wax ni ci kaw mais yow tu es mal placé pour en parler quoi yow mënoo ci wax Barthélémy Diaz da nga ñëw xam ni peuple bi parce que noonu ngeen def da ngeen di xool peuple bi fu mu affamé ngeen jël alalu peuple bi ngeen di jël di leen joxaat ñoom seen alal par exemple peuple bi askan bi day moom 100 francs ngeen jël 90 francs yi ba pare ngeen kaaw ko après jël 10 francs yi di ko joxaat askan wi tamit comme que dañu nelaw waa Mermoz ñoom fàtt nañu lii seen alal la ñu nekk fa naan non Barthélémy kay maire bu baax la mais maire bu baax bu rey benn nit maire bu baax bu rey kenn ku dëkk Caaroy non parce que yéen Mermoz peut-être yéen ay gàlla yu naas ngeen dëkk Mermoz mais waa Caa du ñu gis loolu waa Yëmbal waa kii du ñu gis loolu waa quartier dépôt yéen yi ay loolu seen ñun fréquenté nañ fépp mënuñu bokk mentalité peut-être ci yenn yi mais bu nekkee alal bi moo tax yéen ngeen jël Barthélémy Diaz ngeen teg ko ngeen dem ba muy dugg muy attaqué benn jullit ci ay fen ak moom dégâts yi mu fi def fépp ngeen noppi ngeen koy tàccu mais yéen a ñàkk fayda ngeen def yàlla dina ànd ak yéen mais continuer ngeen xool ndax yàlla dina ànd ak yéen musiba yi am Sénégal yëpp parce que nit ñi ñooy toog di seetaan nit ñi ñooy toog di jël dëgg di ci dëgg seen tànk tey jii kenn ñemewul wax dëgg kenn ñemewu fi wax dëgg tey jii biir Sénégal ku wax dëgg dañoo ragal waa Sonko yi mais yéen xanaa ay tàppe lan mooy seen problème waa Sonko yi ñooy ñan ñooy waa Sonko yi dañoo gën a ëpp nit ñi fit wala lan parce que boo leen newee nii ñu attaqué la ngeen yox yi ñu continuer ci kii boobu mais il faut arrêter ay ñoo xam ni ku ci nekk am nga 50 profil Facebook loolu ma wax leen ko fii gis ngeen li ngeen di gis
violence bii di am ci agression yi di am ci réseaux sociaux yi mais c'est les mêmes personnes c'est le même commando bi gars yi yónni même commando bi ñoom la ñu yónni pour ñu gérer réseaux sociaux yi ku wax ñu menacer la comme ça dëgg du mës a feeñ même commando bi la parce que ku ci taxaw am nga lu mu mat ay 10 profil Facebook ku ci nekk am nga faux profil boo xam ne moom ngay utiliser fii di saaga benn Matar après nga fëlaat nekk Ibra ñi nga saagawaat Matar nga nekk Karma Ñangal Seck saaga Matar nekk Alxuja Ndaw fekk même gaayen bi la même waa ji la léegi nag ay 10 mel noonu la ñu am et vous aurez l'impression et ça donne l'impression que c'est tout Pastef wala c'est non c'est juste un petit groupe boo xam ni ñoom la ñuy utiliser ñuy jaar amin ñuy terroriser nit yi il faut loolu yëpp arrêter il faut nga ñu débarrasser wu de cette racaille de cette bande de racaille de politiciens yoo xam ni comme li ñu ko doon yàgg waxee rek crocodile affamé la contre crocodile rassasié comprendre ngeen loolu Sénégalais yi comprendre leen loolu c'est crocodile affamé contre crocodile rassasié ñii ils sont rassasiés mais ñii di kaas ñëpp xam nga lan la xool leen ñoom ñëpp ku nekk looy liggéey xool leen ku nekk lan ngay liggéey lan mooy sa job ah ñoom may yónnee benn kii laa ñu ne waaye kii nu mu sax Guy Marius Sagna ñoom may yónnee benn kii ne moom waaye lu rafet lu mu wax ci juge bi vraiment loolu rafet na boo ko xoolee rafet na mais Guy Marius Sagna mais Guy Marius laa wax de mais gën mais bu nekkee star yow da nga bëgg nekk star quoi mais yow li ñu lay tëj prison mais kan mooy joxe dépense sa gàlle non dama lay laaj yow bu nekkee chaque jour da nga parce que jàpp nañ la plus de ay 30 et quelques fois am na benn instant da nga ñëw policier ne jógal waaye jógal bu ñu fontoo créé la ah même Ousmane Sonko on me dit que moom ci boppam nee na la booy bàyyi li ñu lay jàpp nii gars keroog lan nga jàpp bi tax nga am promo ban jàpp la mooy bi nga ñëwee gars yëpp ne dañuy xeex ñëpp ànd yow nga yoxosu ak quelque dem ci palais parce que loolu dafay flagrant dafay am doole ah parce que loolu day am doole quoi yooyu foofu nga boobu moo la may promo boobu moo tax sénégalais yi ñëpp naan Guy Marius mais pourquoi nga yoxosu masse bi yow kese nga isolé wu pourquoi nga def loolu ba pare balaa ngay nekk star ah mais fexeel nekk star sa biir kër da nga am jabar nekkal star sa biir gàlle d'abord quoi mooy sa poche quoi mooy mënoo nekk star ci mbedd mi te nekkoo star sa biir kër mais gars yi dañ lay cotiser yow ngay góor ponkal bu ne léegi nga taxaw dañ lay cotiser quoi pour nga am oto ah mais gars joxe wala bon exemple quand même dañu wax di dëgg xam nga xeexu kaas dafa yomb xeexu taxaw comme ni ñuy def nii dafa yomb quoi bu ñu waxee nag gars yi nañu way Matar da nga toog États-Unis nangam bla 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 non ñun bi ñuy xeex man au moins ma mën naa wax parce que man au moins combat bi sama deret tuuru na ci man au moins bi may xeex Rapadio maa ngi liggéey maa ngi ubbi ay salle de jeu maa ngi dem ay Koumpentoum di jënd ay marchandises di jaay Europe sa essayé naa ay affaire jëm naa ubbi ay la MIFA 44 jëm naa ubbi ay affaires yu bëri jëm naa liggéey au moins moment Rapadio laa indi wax de moment bien jéeg Rapadio au moins ñoo ngi ñafe ñoo ngi dem jéem a jàngi informatique de gestion ESIC Europe sa donc bu ñun mën nañu wax quoi parce que joxe nañu lu ñuy joxe boobu diaspora bi tamit man ak ñi mel ni man ñun ñoo ngi jéem a liggéey lu mu dee ñoo ngi dugal Western Union ak MoneyGram lu mu dee te tamit defe naa rarement ngeen ma gis ma toog sama kër di wax rarement foo leen gis maa ngi ci sama biir truc di liggéey ok donc mën naa wax quoi all right te mën naa comparer sama bopp ak ñu xam ñoom ban jéem a comprendre ñoom ban mentalité la ñuy demee mais yenn yi paresse la ak jéem a naxaate dañuy waxante dëgg paresse la ak jéem a naxaate mooy lan gars yi dañuy toog ne dañuy xeex ah mais xeex boo xam ni gars yi yow da ngay toog rek nii sa gaale waay booy fële am na benn problème de booy benn maire daanu na fële booy gouvernement moo ko daaneel nga jóg waa jaayef booy maire bi non maire bi gars yi ni mu daanoo warul daawoo noonu parce que gars yi mais dafa yomb Guy Marius Sagna boo bëggee nekk star nekkal star sa gaale nga liggéeyi joxe dépense kenn du la cotiser d'abord quoi parce que man gars yi interpellé nañ ma yenn waa Pastef yi temps yële yàgg na tuuti non grand boo mënee génne moo ni pour Guy Marius Sagna quoi parce que comme ça connexion bi entre waa 313 ak kii bi connexion bi gën a naaj parce que gars bi am na promo ah Ousmane Abdoulaye Baro la damay wax dëgg il m'a interpellé pour loolu ma bañ ma ne ko booy du ma jox dërëm Guy Marius Sagna wallahi du ma ko joxe wu ba et je lui ai expliqué man damaa ñëw di jéem neexal Guy Marius Sagna pour am promo wala pour ay non du ma ko def na dem liggéey am nga ñi si des ñëpp nañu liggéey ñooñu di leen naan dañ leen di représenter tey Sénégal bu ñu toogee ba tey ñu toog tey Clédor Sène mais il est trempé bien trempé dans cette histoire d'assassinat de Maître Sèye ba tey leerul
xamuñu kan moo rey Maître Sèye mais gars ba mooy di diriger quoi bay dem ay Touba xaw ma lan di jéem a naan daf fay jéem moom mooy diriger ko ba am fit non fit bi laa wax sax fit bi quoi parce que sëñ Mountakha du rejeté kenn day naan ñëpp njabootam lañu c'est clair mais ñoom fit bi ñu am quoi ay Assane Diouf boy saaga ci saaga boy nga amee promo Assane Diouf si saaga lañu la xamee mais Assane Diouf boobu moom mooy ñëw mais di diriger ay xeex ah ay yeneen booy yoo xam ne bi gars yi di jàngiwuñu jànguñu alxuraan jànguñu école ay jànguñu dara you know what I'm saying mooy defuñu effort boobu noonu mais ñooñu ngeen bëgg ñu nekk ay modèle pour seeni doom comme ça seen doom suba bu ñu kiiwul boo leen waxee seen doom yi ne mais papa man jarul may jàng parce que star diw léegi député la parce que ñu si gën a bëri kaal ñu waxante dëgg lan mooy seen problème que ça soit diaspora bi ak ñu bëri ñu nekk Sénégal gars yi États-Unis France surtout Europe dafa dëgër léegi immigré yi daawuñu toppatoo affaire politique Sénégal immigré yi li ñu daan def mooy solu ba rafet ñëw Sénégal takk seen chaîne or yooyu dosé tabax seen i kër yéen a ngi fàttaliku Modou Italie ak seen cuir yooyu ci naaj bu tàng bi yéen a ngi koy fàttaliku right loolu la immigré moo doon mentalité immigré yi mais depuis quelque temps bi Europe commencé éclater bi adduna bi Sénégal gën a ngeen gis ñu bëri lan lañ jël léegi mooy nañ def politique ku nekk di ut foo la ngaamu ku nekk ut foo la léegi nag fan lañ ko basé ci dénonciation toog sa gàlle teg sa téléphone you know what I'm saying pour lan ëllëg nga mën a nekk député Pastef wala nga nekk député APR wala nga nekk député fenn ñu ci gën a bëri du ñëpp nag bien sûr du ñëpp bien sûr y a des beaux patriotes xam na am na ñu ma ci xam comme mais pour la ñii di ñëw di dóor ay déclaration incendiaire ñu ci gën a bëri 99% mën naa ko wax lan la intérêt personnel dong la dafa mel ni ñooñu nekk Sénégal amuñu liggéey mais gars yi yéen lan ngeen bëgg mais ñooñu dañ bëgg nekk ay député dañ bëgg nekk ay ministre tey ñoom Guy Marius Sagna quand même mais daf ci am intérêt aussi quelque part bon c'est normal bu nekkee mën na dem xeexal nit ñi c'est normal c'est bon mu xeexal nit yi xam nga ma la mais quand même joxel le bon exemple quoi parce que bu dul loolu nii ñu daloon ci yeneen gars yi ñoom Souleymane Jules Diop ñoom Latif Coulibaly loolu moo ñuy dalal gars yi dañ leen di xeexal après ñu nekk ministre ñu fàtte leen comme gis ngeen exemple bi fii la amee seen kanam ana Souleymane Jules Diop ana yeneen gars yi ana ñoom Alioune Tine ak yooyu ana ñoom Alioune Tine tey ana ñu mais bu 2012 bi ñuy xeex Ablaye mais ñoom ñoo fi nekkoon gën ci arrogant gën ci am gën a mën a kaas ñëpp mais bi ñu kaasee woo dégg nga leen ñu wax nit bu nekkee dëgg ngay xeexal ak foo mënta nekk bu fen taxawee di nga ko xeex parce que daf lay déranger doo mën a ànd ak fen wallahi laa wax mais ñoom ñëpp dañu toog ñu noppi léegi ngeen bëgg yéen chaque fois même chose di am chaque fois ñu naxee même nax bi ñu ñëw PDS ñëw PDS nekkaat APR nekkaat beneen parti mooy chaque fois l'erreur que nous commettons mooy dañu ñëw mais jël suñu fusil d'épaule mais concentré focaliser wu ci juste abattre le pouvoir dañu ne non Macky Sall mooy problème bi comme ni ñu defar Ablaye Wade mooy problème bi mais duñu xool ñun à côté de nous ñi ànd ak ñun ñan la duñ ko xool non gars bi non booy nañu ànd xeexandoo rek booy jëlee fi Macky loolu am solo non loolu amul solo de parce que Macky Sall dem ñun ñoo àndoon Ablaye Wade ñoo àndoon benn instant bi ñuy xeex Abdou Diouf keneen Senghor mais ànd yi bëri na jàgg nañ ànd mais dañu dem ba léegi ngeen bëgg ñu continuer loolu ay ñoom Ousmane Sonko dañuy def li ñuy def ñu continuer bàyyi leen ñoom ñuy def li ñuy def non duñ ko nangu donc dañuy xool nit ku baax fu mu nekk ñu jëm ko jiital nit ku bon wala naxekat yi ñu éliminer leen loolu moo mën a nekk pour revenir képp koo xam ni yaa ngi ñëw juge bi génn àdduna yaa ngi taxaw nga ci réjouir jàppal ni nit ku bon nga man loolu laa wax de nit ku bon rek mooy def loolu ku dee ngay réjouir ci deew mais nit ku bon nga demal nga xoolaat sa bopp yow yaa yées ñoom Macky Sall yow 1 million de fois parce que yow ku dee ngay kii ngay réjouir ci deewu nit am na si nag ay ñoo xam ni nee nañu xaw ma fan lañ nekk ay activiste lañu xaw ma yéen ñi kon ne di leen déglu yéen a am problème quoi ñoo xam ne dañ leen yàgg a fen di leen fen boobu bële ngeen kon leen déglu bon loolu ci yéen la des mais l'essentiel li ma bëgg expliquer terminer mooy gis nga Sénégal ñu bëri ñuy wax fii ça c'est depuis Mamadou Dia mais Mamadou Dia am na ay ñu ko fi jugé Senghor ñëwul tëj ko am na ñu bëri dañ seetaan aussi mais kenn waxu ci loolu yàgg na Sénégal dañu waxante dëgg tey jii la ñuy wax Mamadou Dia mais Mamadou Dia ci boppam benn instant ànd na ak Senghor dañu waxante dëgg gars yi nuyu naa leen yéen ñëpp jërëjëf